Diobass Info TV nañ wax ak Diobass. di jàng nga jàppale leen si daara bi margo bi ñu ngi lay bàyyee xel ci waa Diamaguène ndax Diamaguène kenn du la wax fan mooy Diamaguène takk nañ si yow rép daara bi margo bi sapelu chrétien yi nga xam ne fu ma jógee ñu jóg bëgg naa nga taxaw ci doléation yi ñoo nekkoon yoo xam ne taataan naa ko pour nga jàppale leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. te xam ne nag moom la ñu fi yàlla tegal te ku sañoon tamit am koo xam ne moo lay nekkal ca kaw ba nga xam ne bu ñu dagee gâteau bi rek moo la koy mën a seddal ndox mu la ñu faa yegg moo ñu fa mën a yeggal kon nag dañuy ñaan yàlla nag monsieur le ministre ñu ñaan yàlla mu nekk président bu mu am ay yeneen ministre amaat ay yeneen loolu lañ war a ñaan yàlla mais li ñuy kiiwal monsieur le ministre moom ñun doxuñu ci loolu ndax Diobass nag gisoon nañ fu mu nekkoon ak léegi fu mu toll te lépp loxo lu monsieur le ministre mu ngi ci kon nag jeunesse bi laay waxal man daal jeunesse bi daal laay waxal dama bëgg ngeen jàppale monsieur le ministre ba lépp li nga xam ne nii ndax nag xam naa ne sama xel moom daal na ci suñu yaay yi bu baax a baax parce que nag ñu ngi yëg monsieur le ministre bu baax mais jeunesse yi yéen laay waxal damaa bëgg bu jour bi jotee yéen lañ yaakaar ngeen nekk ci bureau yi ngeen teel a yeewu voté woon maire yi ne seen xel yi gën a dal parce que nag maire yi ñooy suñu yaay te maire yi ñun instant yi amuñu ku dul monsieur le ministre tooj ko daal ba ci kaw Diobass jëm ca kanam pour Diobass jëm ca kanam daal ci lu gàtt foog ñu jàppale monsieur le ministre parce que amuñu député ka ñu amoon yàlla def na li gën yal na ko yàlla xëppee ci àjjanay Firdaws def na waat monsieur le ministre nag la ñu yàlla booleel nañ ko jàppale nag tongoom ko ca kaw
ñu dégg ko fu nekk fu ñu dégg Jobaas nag moom moo tax kon nag maa ngi ñaanal loxo yi ñëpp di gërëm ñëpp monsieur le ministre de jeunesse baa ngi ni ma mention spéciale Mouhamed Dinda mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu jiital déglu leen may leen ñu tuuti yéen jigéen ñi jiital ci nuyoo bi chef de village yi fi teew di ci teg imam bi nga xam ni moo ñu ñaanal may nuyu jigéen ñi nga xam ni ñoo fi nekk ñëpp di nuyu ndaw ñi di nuyu nag beral cant ak ngërëm suñu ministre suñu maire sama mag umpaañ Sukay Jeng dafa jeexal wax bi mënoon na maa bàyyi da bañ a wax ndax nag ay nit bu leen yàlla boole bi yàlla du deñ booleb waajur du deñ booleb kilifa du deñ kon loolu moo ma boole ak Alioune Sarr umpaañ Sukay nee nga jàppal Alioune Sarr sa mag la noonu la ma ko sama yaay sante kon noonu laa koy defee su ma Alioune Sarr doon màtt sax man Ndeye Fatou Ndiaye dootuma ko bàyyi su ma Alioune Sarr doon bëma man Ndeye Fatou dootuma ko bàyyi te jàpp naa ni Alioune Sarr du ma bëma du ma màtt te du ma booti monsieur le maire du ma wax dara fii ci Babaate ndax ku ñëw rek xool gis ni ndaje mi demee di fi soññee wala nga fi ñaaxe amu fi njariñ kilifa yi toog di ay mag yi jëm bu leen ko jaralul woon wala lu rafet lu baax nekk ci seen xol duñu toog toogaay bii ñu toog samay nijaay rek a fi nekk ak samay baay yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ay kilifa yu mat kilifa lañ bu ñu xoolaatee jigéen ñi fi nekk di ay mag ni ñu teeroo monsieur le maire cosaan li ñu def fii loolu rek am na lu muy tekki am na lu muy wone monsieur le maire boo fonkul woon sa cosaan fonkoo say mbokk lii nga am tey fii ci Babaak doo ko fi amee bu ñu xoolee ndaw loxo yi bu ñu xoolee ndaw ñi seen taxawaay ak seen teewaay loolu dama ne am na lu muy tekki ndax ndawi léegi fii duñu taxaw fenn foo xam ni duñ fa déggee seen njariñ duñu fa jàngee seen njariñ duñu fa gisee loo xam ne dina suqali seenu askan ñun ñi nga xam ni yàlla dafa dogal ñu ànd ak Alioune Sarr mu jiite suñu coalition bu Bennoo Bokk Yaakaar muy coalition bi nga xam ne du tas yaakaar muy coalition bi nga xam ne dara taxu koo jóg lu dul defar Jobaas mébét sumbu jéego te def loo xam ne eggale ko rek a ci war dama ni nit ñi bu ñu dof man de Kasa Daaro laa jóge Kasa Daaro ba ma jógee candidat am na fa waaye ndaw ñee ma àndal ñu ko ne te gannaaw dañ ni ma tànday faatu fépp fooy taxaw di dem ci Alioune Sarr ñun ñu ngi ci sa gannaaw ànd ak yow démb bi ñuy proximité embouteillage la ñu amoon dëkk boo dugg jeunes ya daw ni jox ma t-shirt yàlla téere na ne damaa yónnee waat ci taaliw yu mu ngi nii taxaw maa ngi koy nuyu mu joxaat ma ñaar fukki t-shirt te ba tey jii may wax doyul dama ni dëgg mënut a nuroog neen nee naa leen Alioune Sarr wutatul daraja ndax suñu borom ma ko tànnal boppam def ko lim ko def Alioune Sarr wutul alal ndax suñu borom lim ko war a jox muy wërsëgam am na ko Alioune Sarr wutul suuf si Jobaas am bàyyi na ko seeni borom waaye nañu ràññetle nañu xool nañu xàmmee kenn ku fi nekk ci candidat yi am na lu la tax a jóg la leen tax a jóg nag ñun waa Jobaas arrangé wuñu département de Thiès commune bu ci dese suuf nootoo Jobaas gii la waaye commune bu ci amul coowul suuf nootoo Jobaas gii la gisuma fi man département bi commune boo xam ni déggoo xëy dégg coow suuf waaw bu amee ñu jóg nag ngir suuf da koy miim boo waxee ñu ni dañ naan suufu Jobaas de waaye ku jël sa alalu mbokk doo bàyyi alalu keneen bis bu la yàlla joxee kër man li may wax dama koy wax mu leer nañ tonton Mamadou Sène ngi nii toog fa la dëkk Kasa Daaro la dëkk la fa xew dara ump ko ja kon ñun bu ñu jógee ñun waa Kasa Daaro ànd ak suñu coordonnateur bii di Bennoo Bokk Yaakaar ànd ak suñu candidat ànd ak suñu maire dañ koo teg fu wér rusuñu ci ragaluñu ci nëbbuwuñu ci ànd ak moom ba am ndam delluwaat gérer Jobaas teg ko fi ñu ko war a teg mu egg fa mu war a egg ba lii ngeen di mébét ak a ñaan ñu ànd ak moom ba présidence loolu nag élection koy jur élection yi ñu nekk mooy
locale nañ ko jox ba mu mat sëkk nañ ko jox bennoo ba mu mat sëkk ñu ngi naan 85 90 dama ni bu ñu amee 80 baax na nañ ci téye bu wér 80 yooyu ñi war a liggéey Jobaas ñu ngi nii toog dinañ ci def li ñu war a def 20 yi nañ leen ko may ñuy xëccoo dara taxu leen a jóg du bëgg-bëgg du yéene du pas-pas du safoo Jobaas la leen tax a jóg nag nañ leen bàyyeeg 20% yi ñu ciy xëccoo ku ci war a am ci benn ku war a am forres ñu dimbali la ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ndax Baba far nañoo ak yow kooku du information xanaa kay dañuy feddali kóllëre rek moo ñu fi indi ndax fii mokk na ba noppi lépp pare na fii moom opposition amu fi fii opposition amu fi kon ñun sunu wàll moo di ni ñuy waxtaan ak mbooloo mi waxtaan ak dëkk bi ndax kii jëmm ji sunu gannaaw muy yaakaaru Jobaas muy koo xamante ni moo njëkk a doon doomu Jobaas boo xam ne ministre la muy koo xam ne mooy doomu Jobaas boo xam ne mi ngi yaakaar pour jiite parti ba mu ne mu war a doon secrétaire général parti AFP yàlla na ko yàlla def combat boobu nag war a doon combat Jobaas combat boobu war a doon combat askan bi combat boobu war a doon combat population bi waaye combat boobu war a doon combat kilifa yii sama frère Ousmane wax na ci lu am solo mag moom mooy toog fa muy ne gone nekk ci bërëb mag jene fa mu ne di gis la fa ne te gone gañ xamu ca dara kon mag ñi yéen la ñu yaakaar ci jëmm ji yéen la ñu yaakaar ci yaakaaru Jobaas yéen la ñu yaakaar ci suñu kilifa gii su ngeen ko ngembee du daanu su ngeen ko ngembee Jobaas dana jóg ndax moom la Jobaas yaakaar fa mu jëm fa Jobaas di jëm moom rek lañ ci yaakaar kon yéen mag ñi ñoo ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu ci ñun ñëpp nag ñu mànkoo élection yi ñu voté pour Benno Bokk Yaakaar ndax bu suba moom la koy jox parti AFP mu yomb lool ci secrétaire général boobu loolu moo koy indi ji palais kon combat bi fa lay commencé ñu ne nag pour opposants yi fi ne ñooñu bu ñu sonn ci ñoom kii dem booy gestu di xuloo doo gaaw a yegg nañ dox bi nañ dem suñu yoon dafa leer dafa set te dañ ko ñeme kon ki ñuy tardel def fee newut ndax ñoo xam ne nee nañu dañ fee bëgg a jële ministre bu ñu àndoon joxante loxo taxaw dinañ bëre ba sonn te duñ ko fi jële kon bu ñu tasaaroo kay mooy ñoom tasaaroo nañu rek dañu bëgg a tasaare Jobaas duñ ko def looloo tax nag ñun ñëpp jàppante nañu booloo du ñu wax ne maanaam ndax voté leen fii voté gagné nañ élection ba noppi ñun taux de pourcentage bi ñuy gagné élection yi la ñuy lijjante te soxlawuñ 85% gàcce la Sénégal Jobaas fi mu toll nii ku ci nekk xam nga ne kenn mënu fi lenn lu dul suñu ministre ñi fi nekk dañ ñuy fontoo rek yàpp ñu moo tax kon donc nañ jël suñuy voix massivement 85% ñu jox ko ñoom 4 cartes la ñu war a am ñeenti carte la ñu war a am beneen carte bi des moom sax dañ koy def bulletin yi mu ñett kon ñu jaajëfal leen boo xam asalaamaaleykum wa rahmatulah. sama gars yi dafa mel ni victoire bi moom ñëw na ba pare dégg nga li ngeen wax de victoire ñëw na am de Babaat jërë ngeen jëf
maa ngi nuyu chef de village sama maam André Diab Youm di ñaan yàlla wëral ay cëram di nuyu sunu waajur ya sant Youm mi waxal chef de village léegi di nuyu le curé de Babac di nuyu imam sama xarit Jibril Faye di ñaan yàlla mu yàgg ci kanamu njaboot ji di nuyu chef de village u Babac Wolof Cheikh Ndaw di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di leen jéggalu di leen bàllu àq ci toogaay bu yàgg bi ndax fii sama ay kilifa fii la ñu nekk sama ay nijaay ñoo fi toog sama ay doomu nijaay sama ay mbokk ndax ku nekk xam na sama diggante ak Babac Joko Njal Fogol Mamadou Dioj Amadou Sen jërëjëf Amadou Youm Gilbert Thiandoum ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu sama papa bi di Diab Ngom di nuyu tonton Ad di nuyu tonton Fallou di nuyu Bir Diop c'est un grand footballeur Biram Diop mi toog léegi kilifa la di nuyu tonton Ibra Sène tonton Alioune Sène ñu ngi koy nuyu di nuyu kilifa yëpp yaakaar naa fàttewuma kenn di nuyu ñëpp di nuyu tonton Zal Saliou Sène nga xam ne sunu conseiller la di wax dëgg yàlla ci lu ñu nekk mu ngi ñu ci jàppale di nuyu jigéenu Babac jërë ngeen jëf sunu yaay Yumpañ Fatou mère Sophie ñu leen di nuyu soxna Marie su ma limee damay juum maa ngi nuyu jigéenu Babac yëpp Joko Njal di nuyu bu baax a baax sunu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu ay responsable fii ci Babac te ñu tabb leen ci conseil municipal te incha allah ñu nar a taxawal Babac ëllëg fële ca Noto muy ñoom soxna Ami Faye soxna Fat Kiné di nuyu la jeunesse di nuyu Astu Ngari Astu moom sama doomu nijaay la amul njariñ nag xaw ma anamu ndax du joxe mbubu jàmm di nuyu sama yaay soxna Tay jërëjëf mère Joko Njal di nuyu la jeunesse de Babac Babacar Aliou Mori Diouf su ma leen nuyu naa jeunesse Diobass yëpp di rafetlu seen mobilisation exceptionnelle bi ma gis tey jërëjëf Joko Njal la jeunesse de Babac vous avez relevé le défi di nuyu sunu mbokk yi nekk Babac yëpp sama mbokk génération ñi nga xam ne ñoo doon football fii Babac ñoom sama njoon ñoom baabu gi amee kàjji goraatam jigi ko ñii ñoo bokkoon génération di màggee fii Babac ñu nekkoon ci équipe Babac ndax foofu la ñu daan football nawetaan mu nekkoon nag histoire bu rëy diggante Babac ak Sessène nag ma ne nekk footballeur Babac waa Sessène ne yow Sessène nga waroon football mu nekkoon histoire ñaari équipe yi waaye yaakaar naa loolu yëpp jàmm la woon kon jërë ngeen jëf di nuyu responsable yi nga xam ne ñu nekk coalition Benno Bokk Yaakaar te ñu fekk leen fii muy la coalition Benno Bokk Yaakaar te réew mi am fi taxawaay fii ci Babac moo tax ñu ngi ñaanal yàlla bu baax comme leen ko defee sunu nijaay Mamadou Dialane Faye yal na yàlla yokk leeram xel ko àjjana yu gën a sori di nuyu Ousmane Faye sama jarbaat mi nga xam ne moo nekk responsable réew mi fii ci Babac Ousmane Joko Njal gis nañu sa taxawaay bu baax gis nañu sa engagement jërëjëf
di nuyu également Fatou Diouf mi nga xam ne moo nekk Yeesal ànd ak soxna Ramatine nekk fii ci Babac ñu ngi koy nuyu di ko ziar nuyu responsable yi su mu ko tegee ci loxo Ousseynou Youm nuyu naa responsable yi yëngu ci politique Babac yëpp fàttewuma kenn Ousseynou jërëjëf relever le défi de la mobilisation. ñu ñëw fii nag ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar ànd ak Ibrahima Thiandoum mi nga xam ne mooy coordonnateur réew mi au niveau de la commune. Ibrahima saa yu ma demee ci ab dëkk da koy fàttali ndax dañu toll jamono joo xam ne daa am jikko yoo xam ne dañu commencé tumaranke te baax nañu koy fàttali suñu bopp di ko fàttali askan wi. dama leen ne Ibrahima ku dul dégg waxu kilifa matoo kilifa ku dul déggul waxu kilifa matoo kilifa mënu nekk ci ab parti nga ne réew mi nga nekk ki jiite réew mi ne àndal ak Benno Bokk Yaakaar nga beddee ko fële ànd ak kala neex nga naan da nga bëgg a mat kilifa kooku matul kilifa. kon Ibrahima lii nga def dañ ko war di ko wone ndax jeunesse dañ ko war a wone ay jikko ay valeurs le sens de la loyauté le sens de la fidélité le sens de l'honneur. nit da ngay jombal sa bopp yenn yi Ousseynou wax nga ko ànd nañu nawetaan lu mat juróomi at bu nekk lu mat juróomi million ngay teg seen loxo coupe du maire coupe de la zone 11 ngeen am ku nekk président de la zone chaque année moom loolu lañu ko teg ci loxo maillot ballon blouson chaque année teg ko sa loxo soo amee ngor bay dugg Jobaas di wax del fàttali la nga xam ne moom la ñu def yu baax sa diggante ak ña ko seqal séeréer dañu xamoon ngor xamal ko sens de l'honneur le sens de la dignité am lu muy jombal boppam politique warul tax ngay sos. kon Ibrahima jërëjëf ñu ànd fii ak également soxna Ndeye Fatou Ndiaye Ndeye Fatou jërëjëf ñu ngi rafetlu sa engagement sa yaay moo ñu boole mat na 20 at yëkkati sa loxoom yëkkati sa loxo teg ko sama loxo ne yéen ñaar ñi samay doom ngeen loolu mat na 20 ans ñaanu yaay nag du fanaan àll kon jërëjëf Ndeye Fatou. di nuyu sama jarbaat soxna Ramatine Rama ni nga def aussi jërëjëf ndax Modou Diagne Fada moo ma woo ne ma Notto Diobass na nga waxtaan ak Ramatine xam nga lii may wax ci télé lay waxtaanal Modou Diagne Fada la waxtaanal mu ne ma Diobass waxtaanal Ramatine te wax naa Rama na ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar kon kuy waxal Modou Diagne Fada na ngay wax lu leer kon Rama sa teewaay fii da nga ko teg ci kilifteef. te gis nga man mii di wax ak yéen ñii samay kilifa ngi di toog kon ñii nit loo am responsabilité da ngay am kilifa bi may laata commencé politique fii laa ñëw seet si André Diab Youm muy sunu kilifa ci wàllu xeetu léemu ma ne ko dama bëgg a def politique mu ne ma dellul ñu ngi déglu nga déglu ñu ma jógee fii Babac muy yónni ma ci sama nijaay nekk Sange ñu jógee Sange dem fii ba 50 dem seeti Ndaw Siis dem seeti Gan Seck Sange jógee ci Gan Seck Sange dem fële ca Taseet seeti xeetu yookaam yi ndax sama papa yookaam la ñu wër yookaam yëpp wër léemu yëpp ah moo tax gars yi nag nañu xam ne am nañu adversaire de ma ne ñi jàkkaarloog ñun nañu xam ne am nañu jàmbaar bu ñu jàkkaar lool ndax dañu am wéeruwaay dañu ay doxadeem dañu am ay wéeruwaay fii Jobaas nag dañ fi am wéeruwaay looloo waral kenn duñu dégg ñu yëkkati kàddu gu ñaaw di ko teg ci doomu Jobaas ndax doomu Jobaas sa mbokk lañu ku yëkkati kàddu gu ñaaw nag teg ci doomu Jobaas c'est parce que da nga dëkkul Jobaas yéen a ngi may dégg bu baax ku yëkkati kàddu gu ñaaw teg ko ci doomu Jobaas rek c'est parce que dëkkoo Jobaas te su ma ko waxee fii Babac xam ngeen li may wax lan la wax nag wax gu ñaaw nag dëkkul fa mu jógee dëkkul fa mu jëm du moins
am des fois du kàddu gee wolof bee xaw a desati leer dëkkul fa mu jëm fa mu sox la jóge tey sama kàddu sant la ndax ñi ma jiitu wax nañ lépp mes animateurs jërëjëf Abou Joko Dial Fat korɓaak fo jalotimaak de fog yo njogle korɓaak fo jalotimaak de fog yo njogle a kat ando Chine te ɓeki korɓaak fo jalotimaak njogne den te séparé uma kon keke jiganga xani faakamo kon Joko Dial dama ne sama kàddu tey dama ne du sori sant la le 23 bii di ñëw janvier da ngeen war a tànn ñiy saytu seen tool yi ëllëg yéen waa Babac xola heken rigi gina fuuƴol wi warna gayo den war yo tano xola kodak xola god xola mbaram renaga mboran fuuƴol god renaga ndeɓe do meke bo plusieurs fois wen nun tan ka le 23 janvier de nun janka yo qola nun dono ɓaya din lemba kawan yo in tig ɓetik a soam nak comme quuxo lankitino moƴƴo jigo valeur no kete jigna fogam no ni ngana denkayo kin kan cokana o andona kan holwino yakanke nun Babac nun goɗerayo jangen no hay maga commune leng jigate me lankam Thiès Diobass o yoqi Babac goɗe Diobass goɗe jangen kon kaga mi warono xaƴode hen lembim ñaɗim ram kan didna kan ñaɗa rek ram kan an kan ñaɗa Sénégal hani hu jigéen na keno seda jekka yo alal no kiin o moof deg waye fogam nun Babac nu warando ano Aliou Sarr garke kam Babac a fiya kene yaqa Babac a jaxna fo Amath Diallo mba Omar Thiaw mba Mamadou Diodj mba Fallou Malick mba Adama Samay fogam kaga num Babac nu warano ano sare njarmay gojo Aliou Sarr yonke fo wiit a gara meke Babac pour yaqa Babac kon nun me heɗa nun kawto weeke Ami Ndoura yin Aliou Fayin Ousseynou Ngari yin weeke andona feet fogam ka kera mana noto a jangama décision andona ka yaqana Babac kon jeunesse ne in lemo nun avenir ne sahre nuno wo jeunesse nak no kenta kawittel ter formation professionnelle kaga in fas yeno yonodi fo nun Ramou Ndiaye a jigan métier a jigan jom rek muta ka anna hakamo wetto fo te ndege ndefna le monde d'aujourd'hui c'est un monde de compétition. C'est pourquoi je félicite vraiment Daouda Messi pour l'école de football que vous avez lancée. La jeunesse, il faut l'investir dans la formation professionnelle, dans les capacités, dans les connaissances. C'est ça qui va leur éviter ce que Nelson Mandela appelait la prison ouverte. On lui demandait, c'est quoi une prison ouverte? Il disait, la prison ouverte, c'est le manque de connaissances. C'est pourquoi je voulais inviter encore une fois la jeunesse à se mobiliser autour de la compétence, à se mobiliser autour de la formation professionnelle. Nous avons lancé un programme J-Métier dans la commune qui identifie les compétences choisies par la jeunesse et nous les accompagnons dans les centres, en BTP, en électricité. Ceux qui ont des Bac plus 2, Bac plus 3, les spécialiser et les laisser à la disposition du monde du travail. Ne baissez pas les bras, les jeunes. N'écoutez pas les Cassandres. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui vous demandent d'inonder la rue,
qui vous demandent d'être du bétail à sacrifier, alors qu'ils ne sacrifieront pas leurs enfants. Soyez les jeunes qui vont à la conquête de la connaissance, qui sont à la conquête de la compétence. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez occuper toutes les stations dans ce pays. Moi, l'invite que je fais à la jeunesse, c'est l'invite vers la compétence, vers la discipline, vers l'engagement, vers le sens de l'honneur. Babac, Diobass, c'est d'abord le sens de l'honneur. J'ai toujours dit qu'à chaque fois qu'il y a eu des compétitions internationales, des combats universels, le Diobass a été présent. Indochine, Vietnam, Algérie. Dans toute cette bataille, des fils de Diobass sont allés mourir pour des causes universelles. Donc quand nous sommes, quelqu'un a dit Casamance, oui, Ousmane, mon jeune frère, il est mort pour les valeurs. Donc, quand nous sommes là, dans ce territoire qu'est le Diobass, nous devons nous mobiliser. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à toutes les compétences du Diobass. J'ai lancé un appel à tous les savoirs traditionnels, techniques, pour ensemble aller vers la croissance et le développement. La sécurité foncière, la sécurité foncière, la sécurité foncière. Nous, coalition Benno Bokk Yakaar, nous prenons l'engagement de préserver totalement et intégralement le foncier du Diobass. Et je dis bien pendant 10 ans, si quelqu'un a vu une trace, une seule trace d'une gestion non conforme, il n'a qu'à le signaler devant les tribunaux et nous prendrons des avocats pour le défendre. Mais attention, si c'est une fausse accusation, il en paiera le prix. Parce que nous sommes confiants. Il y a un régime qui nous avait envoyé ici 4 missions d'audit quand nous étions président du comité rural. Donc, cette mobilisation-là, cette jeunesse pour le Diobass, oui, nous avons pris l'engagement de servir ce terroir qui nous a fait. Oui, nous avons pris l'engagement de servir ce terroir où se trouvent nos parents. Oui, nous avons pris l'engagement de servir ce terroir dont nous sommes fiers. Oui, nous avons pris l'engagement de servir ce terroir. Ah, ëppaluñu fi kenn de waaye kenn ëppaluñu fi. Fii du ma ne ëppal nañ fi nit de waaye fii kenn ëppaluñu fi. Kon fii defar rek moo ñu war. Defar rek moo ñu war. Kon li may daaneel rek mooy bi gannaaw bi ñu sante yàlla bu baax julli ci sang bu tedd bi gërëm kilifa yi Ami Doura Ousseynou Fat Kiné Binta Sène Ibrahim Ndeye Fatou Rama yéen nar nekk conseil ëllëg conseil municipal. Servez cette population-là. Soyez à l'écoute. Na ngeen leen déglu. Nous sommes au service. ñi ñooy seen ay talibé. Loolu seen ko defee lu ngeen yëkkati mu jóg. Parce que ce terroir-là, c'est des hommes et des femmes de d'honneur et de dignité. Kilifa yi toog fii 16 heures ba léegi. nga foog caaxaan moo leen fi teg. Du sunu ndam du sunu ngóora de. Am na lu yàlla namm fii ci Babac, am na lu yàlla namm fii ci Diobass. Donc soyez à la hauteur de la tâche qui nous attend. Jërë ngeen jëf. Le 23 janvier, nous votons massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Bulletin bi xamee ngeen ko. Babac nag mu jigéendoo sas de. Asungaare jigéen oo sas de. Kon joko njal yaa sama doga fi me jam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diobass TV, nañu wax ak Diobass.